alors ñu ngi ak Ken Dieng soxna si Amy Ken Dieng fekk nañ la fii ci meetingu ministre conseil Ndongo Ndiaye sa jàngat déjà ci sa teewaay tey. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di sant di leen gërëm ci opportunité bu ngeen ma amee mën a exprimé wu ci 5 ans alternance yi nga xam ne ministre conseil Ndongo Ndiaye moom moo ko organisé pare na ko président Moustapha Cissé Lo di suñu leader ñu ànd ak une forte délégation ñëw teewal ko ci bis bi. commencement ba nag ñu ko ànd ak Ndongo Ndiaye di rafetlu initiative bi di ñaan yàlla dynamique unitaire bi mu ci jublu yàlla def ko yàlla may ñu luñ bëgg ci département bi yëpp kontaan nañ alors dañuy wax APR dafa xaw a ñàkk doole fii ci Mbacké ndax mobilisation bi ñu toll xel mën na dal. waaw xel mën na dal APR kuy wax dafa amul doole ci Mbacké da ngaa xamul lu xew ndax fii luñ fi amul ci ñun la te bu soobee yàlla danañ boole suñuy xel ak suñuy xalaat ak suñuy doole ba yàlla may ñu jëlaat département bi teg ko ci président Macky Sall avec une large victoire sur les législatives et au présidentiel de 2019. ñu ngi lay jaajëfal. tey jii nii Ndongo Ndiaye organisé na ko fii ci Mbacké lan mooy sa premier jàngat ci meeting bi ni mel. mooy di sant yàlla di féliciter d'abord Ndongo Ndiaye ci initiative bi mu jël parce que initiative bu baax la surtout contexte bi mu ko jël nga xam ne ñu ngi préparer les législatives muy ay élections yoo xam ne yu décisive la pour le régime du président Macky Sall. donc ñun xam nañ loolu li tubaab di wax on en est conscient xam nañ ko bu baax moo tax ñu koy sant ndax li ñun ñëpp waroon booloo def ko moom bu jëlee woo ñëpp defe naa ñëpp ci war a jàpp pour mu réussir comme ni mu réussir tey donc xalaat bi mu am ba def lii mooy wane ne il a un grand cœur et puis dafa am conviction politique dafa xam ne fi ñu toll nii ànd rek moo ñu jik parce que vraiment il est temps ak li président Macky Sall yéene département bi ak li mu fi defagum defe naa ne population war nañ ànd ak moom pour won ko ne ko xam nañ sa yéene te bëgg nañ nga yeggali ko parce que nit ki aussi bu la wanee yéeneem jox la ndekki comme ni ko olof yi waxee bu la diggee añ jox la ndekki jox la añ bu la diggee reer war nga ko gëm donc defe naa ne population Mbacké suñu àndee rek ñun responsable politique yi ak suñu militants yi defe naa ne li ñu yóoti dinañ ko jot. alors dañuy wax souvent ne APR dafa ñàkk doole fii ci Mbacké mobilisation bi ni mel ndax xel mën na daal. non APR ñàppul doole ci département bi parce que nit ñi bëgg nañ président Macky Sall xam nañ ne aussi liggéeykat la xam nañ ne vraiment amul caaxaan te loolu wane woon na ko bi mu nekkee ak Ablaye Wade wane waat ko bi ko yàlla tege ci bopp réew mi Touba nag yoonu murid mosuñu contre nguur parce que seen wareef mooy ñu gunge président bu yàlla xës ba fal dañ lay gunge pour que nga mun a ndax njaboot gi dañu njaboote ñëpp donc looloo tax moo wax ne ñun kun war nañ ñun responsable politique gën a travailler expliquer population yi ndax dafa am ñu fi jiitu nag dafa am ñu fi jiitu yàq xel yi bi président di soog a toog dafa am ñu fi jiitu yàq xel yi am ñu fi wax yoo xam ne amul ci moom li mu gëm mooy Serigne Touba te wane na ko li ci des mooy ñun ñu xam ne taalibe la doomu réew mi la boo xam ne yàllaa ko fi teg muy ndaw mu am kattan am yéene nañ ko jàppale ndax département mën a gën a bénéficier yu ci loolu. ñu ngi lay jaajëf. jërëjëf. soxna si fekk si nañ la fii tey ci meeting bi ministre conseil Ndongo Ndiaye organisé fii ci Mbacké lan mooy sa premier jàngat déjà ci meeting bi ni mel. xanaa d'abord bu ma leen nuyoo yéen ñëpp nuyu askanu département bi yëpp wane suñu mbégte lool parce que tey jii vraiment ku ñëw fii yaakaar naa ne doute bi doon plané yàlla am na lum si teggi tey xam nañ ne mbooloo mi daje fii ku ñu voteel nga gagné département bi kon nag dañu kontaan et puis man li ma ci gën a neex mooy responsable yëpp la dajale ñëpp ñoo daje nekk ci jàmm département bi tous les responsables sont unis am benn ambition benn objectif mooy le président son excellence Macky Sall jàll au premier tour donc loolu moom la ñuy wut ñun ñëpp moom la ñuy chercher saa yu ñu xëyee te tey bi ma gisee mbooloo mi vraiment am naa yaakaar mel na ni dafa recharger waat batterie yëpp tey espoir bi yokkuwaat nga xam ne dinañ gën a sawar ci liggéey bi. ñu ngi lay jaajëfal. fekk nañ la tey ci meeting bi nga xamante ni Ndongo Ndiaye le ministre conseiller auprès du chef de l'État Macky Sall moom moo ko organisé ban sentiment tey jii nii nga am ci dikk ci meeting bi ni mel. xanaa kontaan ci meeting bi rek parce que initiative bi rafet na li mu wax il faut ñun ñëpp ñu wuy si ko meeting départemental la pour anniversaire u APR ci 5e année kon ñun dañ koy rafetlu bu wér a APR yëpp ñun ñëpp benn lañu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay li may ñaan rek mooy
ñun ñëpp ñu continuer ci dynamique bi di yëkkateendoo di dóorandoo di tegandoo ànd bokk ndey ak baay bokk lépp man daal suma loolu daal moo ma gën a maa ngi félicité it le ministre Ndongo Ndiaye ci lu baax lii mu def vraiment lii mu def ñun ñëpp la ko defal ñu ngi koy rafetlu bu wér a wér a wér a wér di ci kontaan bu baax a baax a baax a baax a baax ok di ko delloo njukkal di gërëm responsable yëpp yi fi ñëw ak ñi ñëwul ñi teew ak ñi teewul di leen ñaanal fa Macky Sall bëgg a jëmee Sénégal mu dem ca kanam ba nga xam ni élection législative yi ñu dëgmal yàlla na ko ci yàlla may ndam avec majorité absolue à l'Assemblée nationale. mais dañuy wax APR fii ci Mbacké dafa xaw a am doole maanaam dañ koy wax mais tey mobilisation bi ni mel bu ñu ko gisee ndax xel mën na daal. xel dal na parce que doole ji mën na ko di nga ci gën a xam lu bare bu ñu demee ba ci kanam ndax APR ku ko bëggul woon sax di nga ko bëgg ndax président Macky Sall mérité na lu ëpp loolu ndax mi ngi liggéey Sénégal te Sénégal a ko ñor jërëjëf. man la madame Dieye Fatou Ndiaye coordonnatrice de la jeunesse féminine du département de Mbacké parti bi di APR. alors gis nañ seen taay fii ci département Mbacké ngeen ñëw soutenir le ministre conseiller Ndongo Ndiaye tey jii nii lan ngeen ñu mën a wax tey ci mobilisation bi ni toll. waaw jërëjëf lii du ñu ne guléet parce que teewaayu jeunesse féminine du département de Mbacké ñu ñëw teew fii te ñu bootu ci ginnaaw leader bii nga xamante ne si mooy gayndek Bawol bi ñu di ko woy le roi du Bawol muy Moustapha Cissé Lo di suñu leader di suñu xarit waaye itam di suñu papa kon suñu teewee ci bés bi defe naa ne dañ cee war a teew ndax umpale woon ne ministre conseiller bii di Ndongo Ndiaye parrain bi Moustapha Cissé Lo la ko jox kon ñun suñ fi teewee dañ fee war a teew waaw. alors dañuy wax souvent APR amul doole ci département Mbacké ndax mobilisation bi ni toll xel mën na dal. weddi moom gis bokk ci lii moom yéen a ko gisal seen bopp vous êtes des journalistes te vous êtes là pour porter presse defe naa ne lii ngeen gis doonul loo xamante ñoo dem loué ji nit ñi parce que nit ñi mëneesu leen loué mënees naa loué ay chaise nag mënees naa loué banc mënees naa loué bâche mais ay nit mëneesu leen loué kon nag lii wane na ne askan wi président Macky Sall moo leen ñor askan wi président Macky Sall lañu doyloo te itam li nga xamante ne si moom lañ ko falee woon ban tey rëccuwuñ ko ndax ku ne gis na ni mu jàppalee jigéen ku ne gis na ni mu fonkee jigéen rawatina ndaw yi lii moo waral sunu teewaay tey lii moo waral mobilisation bu mag bii ñu def tey pour wan que ne ko le département de Mbacké est derrière le président Macky Sall pour élire ko ci prochaine présidentielle yi. asalaamaaleykum mbooloo mi fi daje ñi ngi nuyu kilifa yu tedd yi fi daje yëpp di nuyu département de Mbacké bi yëpp di nuyu ministre directeur de cabinet maître Omar Youm mi fi ñëw tey toogal fi président de la République monsieur Macky Sall di ndokkale bu baax sunu frère muy Ndongo Ndiaye di nit ku baax di nit ku correct di nit ku am respect ci doomu aadama nit nag bu yaroo am respect yëg doomu aadama lépp lu mu yëkkati rek ay bokkam danañ ko ci fekk dëgg la tey nag day bis bu am solo ngir fii ci Mbacké ak département de Mbacké incha allahu rabbi président de la république amoon na fi ay jafe-jafe wante fas nañu yéene bu ñu yàlla dimbalee loolu dana dakk à partir d'aujourd'hui ndax danañu liggéey fii ci département bi danañu liggéey tamit ak suñuy bokk ci Touba danañu liggéey ak suñuy bokk ci département bi ñu mën a fédérer doole yëpp pour que président de la république am ay résultats yu sedd xolam ci élection yi ñuy jëm loolu nag liggéey na laaj monsieur le maire Abdoulaye Khataw wax na ko la sànq yeneen frères yi nekk yëpp ak sœurs yi kon daal wax dëgg yàlla toogaay amatul du yomb nag liggéey na laaj kon kenn ku ci nekk waar ba nga mëne na nga ca nekk ngir jëmi yàlla ak fexe exclusivement pour que président am li mu bëgg ñu denc suñu intérêt yi boobu fi
fi may daanele mooy département de Mbacké dafa am ay avantage yu am solo ci nguuru président Macky Sall ndax boo xoolee autoroute Ila Touba bii boo xoolee coût d'opportunité bi ci nekk maanaam ni muy yeexalee dem beeg ni muy yombalee dem beeg dikk bi ni muy ubbiwaatee Mbacké ak Touba ak le reste du pays loolu rek jaral na ñëpp ku ci nekk jàpp ci ngir lim soxla mu jot ci rawatina hôpital bi muy def Touba ak yeneen infrastructure wante Mbacké gii juróom-ñeenti projet président de la république teg na ko ci sama loxo pour ma def ko ci Mbacké ba Mbacké sosoo ba léegi mosu fee am kon nag maa ngi woo waa Mbacké yëpp ñu fab wàllu parti teg ci ginnaaw te jiital intérêt yi Mbacké ndax président defal nañu loo xamante ni ñun ñëpp war nañoo jóg bàyyi lu ñu jàppoon ñëw jàppale ko ngir mu am ndam wasalaatu wasalaamu ala rasulillah. gis nañu sa teewaay fii ci meeting bi ministre conseil Ndongo Ndiaye organisé fii ci Mbacké maanaam dans un premier temps lan mooy sa xalaat déjà ci mobilisation bu forte bu ñu ñëw fekk si. waaw ginnaaw bu ma leen nuyoo sant leen di nuyu suma frère moom laa dendal nii sëñ Mbacke Faye mooy coordinateur départemental bu COJER di rafetlu tamit daje bi ak li ko wundu lépp ndax lii département bi rek moo ciy gagné tey Ndongo fierté la ci département bi ndax tey jii ay ministres yu bëree bëri ñu ngi si gouvernement Macky Sall mais boo xoolee dëkkuñu si département bi kon Ndongo su dee xëy palais di wàcc ñun suñu fierté la moo tax su wootee ñun dañuy ñëw wan ko ne ko say frère lañu dañ ciy dugal sañ loxo loolu moo fi indi DG Galoba moo fi indi Mor Seck moo fi indi ñi nga xam ne si ne ñoo fi nekk ñëpp te lii day wane ne département bi ñëpp benn lañ ndax leader yëpp ñu ngi nii toog ak jeunes yi ak femmes yi ñëpp a ngi toog di wax ne daal vraiment lii bu ñu ko continuer xam nañ ne élection yi ñu jëm dañ koy gagné massivement te président ñu ngi koy wax mu dalal xelam jàpp nañ ne élection yi danañ ko gagné 88% ci département bi jox ko majorité de l'Assemblée nationale pour mu mën a continuer programme am PSE ensuite mën a dem 2019 gagné deuxième mandat quoi. mais souvent dañuy wax ne APR dafa ñàkk doole fii ci Mbacké ndax mobilisation bi ni toll am nañu yaakaar ci ne maanaam ndax mën nañu am yaakaar daal. waa xam nga APR ñàkkul doole ndax li ñu weesu xam nga ñun si suñu biir ñoo amoon ay tendance yu nekk si suñu biir mais comme joxante nañ loxo tey jii Galobo mi ngi nii toog Mor Seck ngi toog si wetam sëñ Mbacke Faye ngi nii toog soxna Marème Sall mi ngi nii toog ñooñu ñëpp di ay jigéen ñoo xam ne ak góor ànd joxante loxo Moustapha Cissé Lo ak ñëpp madame Mbaye mi ngi nii toog ñoom ñëpp ñu joxante loxo mu nekk jàmbaar moom it ci parti bi kon loolu jàpp nañ ne bu ñu demee élection lépp day nooy xam nga li am solo mooy ay bokk kese bu ñu leen dee gagné wala ñu leen di duma dañoo jubóowul mais bu ñu joxantee loxo jubóo rek kenn mënut ñoo gagné ndax ñun doole juñ yor kenn yoru ko waaw doole juñ yor kenn yoru ko. ñu ngi lay jaajëf. jërëjëf soxna si fekk nañ la tey ci meeting bi nga xamante ni ministre conseil Ndongo Ndiaye moom moo ko initié lan nga ñu mën a wax déjà ci sa teewaay tey. waaw sama teewaay mooy Ndongo danoo bokk parti bi mu jox ma kër jox ma respect du def dara te boolewu ma ci bi muy organise meeting bi dafa ñëw ba ci sama place mu wax ma ni mu ko doxalee ak ni mu koy doxalee ma ne ko ànd naa ci parce que Ndongo nag dafa sonn ci parti bi lu ne daj na ko ci parti bi lu ne mérito na ci lu ne daj na ko parti bi parce que ba muy metti la àndoon ak Macky Sall muy bay muy radu muy taajaboon muy alay ñu bokk ko ñun ñii kon Ndongo bu wootee meeting danaa ñëw moom moo ma mën a déranger dem nga ci meeting yu bëri te gisoo ma fi mais Ndongo bu wootee ma xam taxawaayam ci parti bi looloo tax ma déplacé wu tëj sama place ñëw fii. ñu ngi lay jaajëfal. madame Mbacké fekk nañ la tey ci meeting bi nga xamante ne ministre conseil Ndongo Ndiaye moom moo ko invité moom moo ko initié plutôt lan nga ñu mën a wax déjà ci sa teewaay. sama teewaay damay xam ne lu mel ni mënu ma koo raté parce que bés bu mel ni ñu dañ koo soxla ci département Mbacké bi may wax ak yéen rek la ministre conseiller Ndongo Ndiaye egsi ànd ak maître Youm le directeur de cabinet du président Macky Sall donc pour wane dayoo bi meeting bi am boo xoolee fii tous les responsables département Mbacké sont présents donc déjà unité bi ñu am lii dañ ko war a maintenir pour continuer ko te lii dafa dalal xel ñun responsable président yi war na dalal xelam ni dina am deuxième alors mandat alors dañuy wax Mbacké APR amu fi doole mobilisation bi ñu toll ndax xel mën na dal. non mobilisation bi xel mën na dal dafay gën a dal parce que mobilisation yi du dakk fii ak élection yi chaque mois na am mobilisation bu mel nii. ñu ngi lay remercier. voilà merci beaucoup. di tàmbali sama nuyoo ci
xalifa bu mag bi di xalifa sëñ Sidi Maxtaar di yeesalaat sama njëbbal ak sama yaakaar ci Serigne Touba lépp Serigne Touba la ci man lu mën a xew rek Serigne Touba la ñun Serigne Touba la ñu gëm lu mu am moom la waaye nag sama nuyoo bi maa ngi koy tàmbalee ci maître Oumar Youm mi nga xam ne tey moo fi représenté le chef de l'État ndax feccum liir bu neexee yaay ja moo téye ca wagg ya maître Youm yow yaa fi représenté le chef de l'État soyez notre interprète auprès du président de la République pour lui transmettre nos remerciements parce que lii lépp moom la suñu dooleelu toon suñu jàppale wutoon duñu man dara bay mën a ñëw woo mbooloo mi di wuyu si may sant bu baax waa département Mbacké di sant nag d'abord laal bu ne say mbokk nag moom ngay njëkk a laal waa Sadio mobilisation bii ñu def tey wan ngeen département bi ne kenn mënu leen si kontaan naa ci yéen daw ngeen sama yaram sama xol sedd na ci bu subaa dinaa ñëw ñu célébrer ko incha allahu rabbi maa ngi nuyu nag sama responsable bopp yi di nuyu ci jiitu ci ñooñu soxna Combi fàttewuma la soxna Naar Dia fàttewuma leen Serigne Matar Ñang fàttewuma la soxna Astu Buri li nga mobiliser rëy na kontaan nañ ci lool waaye nag mobilisation bi du ñun dong mobilisation bi département bi yëpp la Galobal li mu mobiliser gis nañ ko Baye Maguette Diakhaté ba ñu wootee bis bi ba léegi moo ko porté lépp lu baax lu ne mi ngi koy dox suba ak ngoon guddeeg bëccëg Baye Mor Ndiaye les parrains yi nga xam ne ñoo ma jàppale ba lii mën a am mënuma tudd ñëpp mais xam ngeen seen bopp seen taxawaay rafet na maa ngi nuyu sama bokki bopp yi waa kër Serigne Madiba Sylla kenn mosu leen a gis ci baasu meeting mosu ta dugg mosu ñoo am ñoom liggéeyal Serigne Touba rek moom lañ di def waaye tey nag dañoo takku ndaxu mbokk ñëw fii jiital ci Serigne Mbacké Sylla mi nga xam ne moo yor kàddu kër gi ak Serigne Matar Sylla ñaxal ñëpp topp seen ginnaaw dongo yi ak taalibe yi seen taxawaay rafet na lool fàttewuma responsable benn su ma limee damay juum waaye maire Oulimata Dioum le maire kii nu mu tuddati Mor Gaye responsable yi ci département bi yëpp kii damay bañ a juum de damay bañ a juum ba limee rek juum waaw mais nag maire Ndeye Ndoye ñoom ak jigéen ñi ànd ak ñoom ñëpp sama xariti bopp yi Baye Tafa Ndiaye Baye Gabane Touré Moustapha Ba waaye nag mention spéciale maire de Mbacké ak sama xarit sama doomu ndey Omar Ndiaye Angloma di sant nag bu baax maire de Touba Abdoulaye Ka bu ko neexoon tey bis bi du am ndax jàpp na ci xel jàpp ci xalaat waaye jàpp ci dooleem ba lii mën a am lu ma soxla bu ma ko waxee mu defal ma ko maa ngi sant ñëpp di leen gërëm di nuyu sama mbokki papa yi samay doomi baay yi waa dëkk bi waa commune yi commune de Dendey commune de nu mu tuddati Dalagaabu commune de Ngay commune de Taïba Cekkeen commune de Sadio commune de Taïf kenn desul commune yëpp a sant nañ bu baax ci président li mu defal sant nañ bu baax ci taxawaay yi sant nañ bu baax ci liggéey yi waaye nag dinaa sant sama xaritu bopp muy le DAGE le DMG de la présidence bu baax dépp ba ma tuddee journée bi ba léegi mi ngi may jàppale fi may tëje nag mooy kilifa gi nga xam ne moo tax lii am ndax Moustapha Cissé Lo nekku fi de yónni na fi délégation su fekkoon ne du moom kon APR du taxaw ci département bi ba kenn di fi way wala ñu fi sant Moustapha Cissé Lo nekku fi mais ñun mooy sunu kilifa la jox nañ ko baatub kilifteef loolu nag waxuñu ko ngir bëgg lu neex kenn dañ koy wax ngir kilifte gi mu fi def Moustapha jàpp na fi liggéey fi booba kenn ñemewul ci àll bi boobu kenn ñemewul tudd turu Macky Sall boobu moo ba léegi moo koy jàppale kon nag nekku fi dinañ ko sargal sant ko di ko wax ne bis bi bisam la maître Oumar Youm soyez notre interprète auprès du président de la République pour lui dire que le département de Mbacké est réuni unis les hommes politiques les opérateurs économiques la fédération du Baol ñëpp mouvement yi ñëpp ñiy yëngatu ku ne yaa ngi yëngatu
ngir président am fi ndam jàpp naa ne le 30 juillet 2017 incha allahu rabbi danañ am ndam lu leer nañ ñu célébrer ko ci département Mbacké dafa guddi nag c'est binduma discours maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant bu baax sama xarit yi Baye Mor lii sa Ndiaye sa taxawaay rafet na lool di sant sëriñ si ñëpp Mor Seck fàttewuma kenn bés bi nag lii lañ ci jublu woon le bilan du président Macky Sall est un bilan satisfaisant président Macky Sall li mu def ci réew mi ci juróomi at lii li ñuy wax jege na extraordinaire président Macky Sall li mu def ci département Mbacké le plus grand projet ci PSE muy Ila Touba di assainissement Touba 41 kilomètres de piste ci biir de commune Mbacké defar ay hôpital bu bees defar dimbale jumaa yi dimbale këri diine yi di jàppale dëkk yi soppi dëkk yu ndaw yëpp mu soppi leen ay maire sama mag ji Pape Sidi Ndiaye mi may sant bu baax di ko gërëm le maire de Sadio léegi monsieur le maire lañ koy wooye te daaw jéeg monsieur le président communauté rurale lañ leen daan wooye loolu lépp di jëfu président Macky Sall ñu koy sant bu baax di ko gërëm Mbacké jot na ñu jublu ci li nga xam ne mooy fa la réew mi jublu réew mi nee nañ président Macky Sall waaw kon nag na département Mbacké ànd ak réew mi wuyu président Macky Sall ba mu gagné en juillet 2017 gagné élection présidentielle am deuxième mandat ñu renforcer département Mbacké bi parce que département Mbacké aussi war nañ ko renforcer.